asalaamaaleykum mbokki Sénégal man Cheikh Dieng maa ngi dellu si di leen ziar bépp Sénégalais fépp fu mu nekk ci Sénégal ak ci bitim réew di leen ñaanal jàmm ak xéwal yu yaatu di dellu di sant suñu sëriñ Mountakha Bachir di ko ñaanal fanu gudd ku wér di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu bàyyi ko suñu kanam lu yàgg mu yàgg ñoo jiite may ko gudd fan wu yaatoo ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal suñu maam borom Tuubaa mu mën koo jëfe ci daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi dellu si tey pour waxtaan ak Sénégal waa Sénégal ci li nga xam ni moo lëmbi réew mi ak doxalin bi nga xam ni moom la parti bi fi nekk di APR ak coalition bi di Benno Bokk Yaakaar régime président Macky Sall ni ñu yore réew mi li nga xam ni moo jaaxal ñépp muy ndox mi incompétence bi ci gouvernement bi wone ak déclaration yi ci yenn ministres yi def en l'occurrence monsieur Oumar Youm par rapport ak date bi ministre Mansour Faye joxe woon le 20 juillet ñépp xam ni loolu ay caaxaan la ay naxe lay doon mais Oumar Youm lam taafantulaayoo woon alib bi mu jëloon mooy que ni buñ ñu njabarul wala bu ci cat duggul le 20 juillet dinañ ko respecté alors que ñu jàpp nañu ni ministre boo demee ba nekk ministre de la République am na ay kàddu yoo xam ne waratu la génn ci sa gémmiñ ba loolu tax na Sénégal gépp ñu ngi naqarlu loolu déclaration boobu intervention boobu monsieur Youm defoon par rapport ak ndox mi may dellu si waat di waxaat rek incompétence bi nga xam ni war nañ ko ci bu baax a baax incompétence notoire loo xam ni wóor na Sénégal ni ñoom buñ ciy wax di ci joxe ay date xam nañ ni duñ ko def donc foofu dafay wane une fois de plus ni gouvernement bi yittey askan wi jafe-jafey askan wi soxalu leen seen bagage yi bopp moo leen soxal seen njariñi bopp moo leen soxal seen intérêt crypto personnel moo leen soxal parce que bu ñu bëggee mettre en place benn usine de dessalement c'est parce que man la sama xel jàpp mooy usine ba la nekk ca suuf waxuñu ko en plus de cela ñu ngi bàyyi di déglu heure bu déclaration ministre Mansour Faye dafay déclaration ci ndox ma nga xam ni moom la waa Touba di consommer la mu cay wax mooy il faut ñu fay c'est parce que def nañu étude de marché ba mu leer leen ni ñoom ak tubaab yi ñu àndal ni Touba est un gros marché boo xam ne bu ñu ko gagné c'est des milliards et des milliards yoo xam ni donc mu ngi leen di rëcc loolu lañ bëgg a récupérer ñoom ak tubaab yi ñu àndal comme ñoom tubaab yi lañ fi nekkal donc jàpp ni rek waa Touba war nañu fay même waa Touba bu ñuy fay ndox du dem ci seeni poche waa Touba dinañ organiser de telle sorte que bis bu ñu nee bay fay ndox lu ñu fay day détourné ci commune Touba mais dem ci seen poche yenn tubaab yi loolu moom booy boo ngeen teel koo xam ne dem seeti feneen. deuxièmement li ma bëgg a wax aussi tamit mooy li ma waxoon rek président Idrissa Seck ku ko laal ku wax ci moom ay militants am ay responsables am dinañ la tontu mais ñoom du tontooti ak yéen monsieur Aliou Sall bu demee bay tudd ay chantier de Thiès kooku dama ko bëgg a rappeler rek ni procès bu nekk ci suñu ginnaaw la seen justice bi tey ñuy ndamoo tey moom moo defaloon non-lieu le président Idrissa Seck kon boobu procès nañu dem seeti leneen moom en personne na wax ci Petro-Tim 60% yi nga xam ni 90% action société Petro-Tim 60% yi mu jaay moo ko franc optimiste mu nekk ay milliards mu damm ko ci poche am na wax ci loolu na wax ci caisse de dépôt et de consignation bi ñu ko jox defal ko ci ay avantages yoo xam ne amul benn Sénégal boo xam ne tey jii mu ngi yeewoo Sénégal boo xam ni am na avantage yooyu donc moom tey bu ñu mee attaqué ak di ñu mee wax di cëpp-cëppeek di tëb di dal c'est parce que son frère moo nekk le président de la République mais na jàpp rek ni ce n'est poste boobu du poste bu éternel poste la boo xam ni bientôt danañu débarquer le président moom ak képp koo xam ni jege nga président nekk ci alalu Sénégal koom-koomu Sénégal suñu ressource di ko dilapider di ko saax-saaxee di ko def ci say poches ak say mbokk danañu la woo nga rendre des comptes au Sénégalais parce que alalu Sénégal la ku yaakaar ni li sa mag nekk président de la République moo tax loolu neex def
nax nga sa bopp. Président dañ koy débarquer du yàgg dara du yàgg bu ko defee ñoom ñooñu ñëpp les responsables yi mu fal tey di leen protéger son frère Aliou Sall tey di ko protéger ñoom ñëpp danañu répondre devant la justice danañu rendre des comptes aux Sénégalais delloo leen seen alal yi nga xam ni ñu ngi koy saaxee ak di ko jël di ko dugal ci seen i poche ak di ko def lu leen neex loolu moom ci laa bëggoon a wax ju leer ñoom ñëpp ñu xam ko. xam ni justice bii fi nekk tey nii bu ëllëgee danañu faire face à la justice tey arène nationale c'est vrai que ni mbër yi suñuy frère lañu suñuy mbokk lañu suñuy parents lañu donc on n'a rien à dire par rapport ak loolu ak opportunité bi mais priorité la ñu wax 32 milliards ñii ngi naan don la ñoom ñu ni 32 milliards la ci gouvernement bi def. te ñu ngi naan don la donc foofu aussi il faut ñu leeral ko en plus de cela priorité la ñuy wax xam nga un pays bu nekkee en construction nga war a jàngal say doom ñu am xam-xam ñu nekk ay borom xam-xam war a tabax am réew dañoo man sama xel en personne laa wax sama xel dafa nangut nga jël 32 milliards di ko def ci arène ba pare moment boobu nga am des abris provisoires yoo xam ni bu ñu koy xayma mu ngi toll ci 6000 abris provisoires moment boobu yaa ngi yoral secteur privé bi ay milliards yu ngeen mënut a fay moment boobu yaa ngi yoreel baykat yi ay milliards yu ngeen mënut a fay ba tey jii mu ngi commencé taw te waxagu leen ci loolu. donc problème yi bari na lijjantiwu leen ko santé bi am na problème éducation bi am na problème donc y a beaucoup de secteurs yoo xam ni vraiment problème lañ am nañu wax ci yooyu te bàyyi caaxaan yi. processus électoral bi gis nañu démarche bi yi nga xam ni moom la régime bi jël moom la président jël taal réew mi lañ bëgg mais réew mi li ñu leen di xamal mooy képp ku ko taal yaay njëkk a tàkk dama leen di fàttali à chaque fois kàddu yi Sëñ Abdoulaye nee na woon ku yenu sa musiba jëmee ko ci Sénégal ci sa kaw lay këpp ku fii taal bëgg a taal réew mi yaay njëkk a tàkk xamante nañu que tu sois député président ministre poste boo mën a occupé ci réew mi ñun ñëpp xamante nañu ay mbokk lañu ku fi yenu sa musiba ku fi bëgg a taal réew mi lépp ci say intérêt crypto personnel teg ko ci sa bakkan tàkk ngay def yow ci sa wàll bopp yaay njëkk tàkk ñëpp donc ñoo ngi woo le président de la république élection yi mu organiser processus électoral bi ca na mu gën a baaxee à chaque fois loolu lañ koy laaj parce que le peuple sénégalais nekkatul population boo xam ni da nga leen di nelawal nekkatul population boo xam ni ay benn wuyu la ñuy doon ñun ñoo moom suñu réew ku ñu neex la ñuy tànn président de la république jiite ko suñu kanam kenn du ñu imposer kenn du ñu forcer kenn te nag lu mu leen jaral ñoom régime bii fi nekk jaral nañu ko suñu réew kenn du ñu imposer kenn du ñëw di imposer wu suñu kanam naan man ngeen di fal par force loolu amul fenn ñun le peuple sénégalais ñooy tànn ku ñu neex ñu fal ko donc organiser leen élection yi ñu jaar ko dans de très bonnes conditions kii gagné ñu xam ni loolu la yàlla dogal ñu dem liggéeyi te bàyyi caaxaan yi bàyyi wax ji bàyyi tappale yi donc loolu laay woo di interpeller gouvernement bi nga xam ne régime bi nga xam ne moo fi nekk di woowaat sama mbokk Sénégal yi yépp nag ñu bàyyi xel ci le président Idriss Seck nañ ci bàyyi xel bu baax parce que nit ku suñu borom defar la nit koo xam ni cabale politique yi bari woon na ci moom lool waaye suñu borom buy defar day mel ni kuy yàq buy tabax day mel ni kuy yàq le président Idriss Seck suñu borom def na ci moom tey ji loo xam ni heure bu yoroon réew mi yaakaar nañu ni dana ko jaarale fa nga xam ni fa la Sénégalais yi bëgg mu nekk njariñu Sénégal gépp nit ku set la ay caaxaan yii gars yi di def nii du ngeen ko ci dégg mukk nit ku set la ku nangoo jaamu suñu borom la borom xam-xam la te nit ku dëggu la tamit nit ku dëggu la ñi ko bàyyi ñëpp ay tappale doo nga tax ñu bokk ñi ko ba ñëpp ay tappale kepp ak ay njuuj jaar tax ñu bokk waaye moom nit ku dëggu la ku tegu ci aw yoon la ko am kilifa la donc nañu bàyyi xel ci moom pour qu'au soir du 24 février ñu mën koo fal yóbbu ko pale mu jiite Sénégal mu nekk njariñu Sénégal ak askanu Sénégal gépp maa ngi leen di remercier di dellu di ñaanal kilifa yépp kilifay diine yi yu Sénégal yi yépp ndax bu doon ak ñoom Sénégal dina doy war lool ñoo ngi leen di ñaanal ñun ñépp ñi fi ne di xalif généraux yi suñu borom bàyyi leen suñu kanam lu yàgg
may leen fan gudd bu wér di ñaanal suñu waajur yi jiitu suñu borom dafa leen xéewal dafa leen sutura dafa leen teranga wàcc yërmandeem ci ñoom ak suñu mbokk jiitu yëpp fa ñu ne ci barke maam borom Tuubaa Xaadimu Rasuul daraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di jox rendez-vous les jours à venir jërëjëf vive le Sénégal vive le président Idrissa Seck vive le parti Rewmi